صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa jaxal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida barke borom Touba. Asalaamaaleykum mbokk yi nga xam si yéen bàyyi xel seen chaîne Touba Vision fii ci biir réew mi ak ci bitim réew bi ba tey comme ñu ngi ci wàccaay màggal gi ñu dikk ak yéen rek ci les grandes dimensions du màggal de Touba à Touba Vision parce que yéen ànd ak yéen ci ay thèmes yu bëree bëri ay dimension gis ngeen waxtaan yi fi jot a jàll ci ay kàngam ñoo xam si danañ jox ay thèmes moo xam dimension politique sociale wala religieuse wala culturelle tey jii nag ñu dikk ak yéen ci beneen dimension bu am solo mu nekk dimension politique waaye nag ñu ci ànd ak borom xam-xam boo xam si xëy na kenn dootu ko présenté ci yoonu murit ci fan yi mu génn téere bu am solo mu tuddee ko la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jëmm jooju ñu bëgg waxtaan bu am solo ci thème boobu ñu intitulé ko la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba face aux théories des autres idéologies politiques muy sëñ Khadim Mbacké Abbas sëñ Khadim Mbacké Abbas nag xam naa ni mbokk yi mi ngi feeñ jamono fee ca Daaru Musi moom nag di leer ci sëñ Abbas Mbacké mi nga xam si moo fa bàyyee ko jamono yi di ñaan suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem sëñ Khadim Mbacké tamit nekk na koo xam si jàngee na fee ca diwaanu Paris Sorbonne ba am fa lijaasam ci wàllum licence mu spécialisé wu nag ci ay mbindam ci wàllum littérature xëy na di keetam si xëy na dinañ ci dikk waaye tamit mu nekk master 1 master 2 bind ab ay kii yu bëree bëri mu nekk nag koo xam si daan def ay publication xëy na ci magazine yoo xam si daan paraître foofu ci diwaan France ci mouridisme sëñ Khadim ci IPRES xam naa dañ koy jox kàddu gi mu nuyu mbokk yi nga xam si ñooy topp seen Touba Vision fii ci biir réew mi ak ci bitim réew laataa ñooy dikk ak yéen ci biir débat bi sëñ Khadim Mbacké ñu ngi leen di ziar bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Bamba ñu ngi leen di delloo ziar di leen di delloo ab nuyoo yéen téléspectateurs yëpp yi nga xamante bi ñoo ñuy topp ci Touba Vision di leen dalal di am mbégte lool ci bokk ci liggéey bi ngeen xamee ne boole ngeen ñu ci di ñaan tamit yàlla nangul ñu ko ci barkeb sëriñ bi te it yàlla dëgëral leen ba lépp lu ngeen di mébét te ngeen ko yéene ci seen kër gi di Touba Vision yàlla may leen ko ba mu nekk télé bu mag a mag bu liggéeyal islaam liggéeyal sëriñ Touba kon ñu ngi lay delloo kàddu gi ba ci kanam. jërëjëf sëñ Khadim Mbacké Abbas xanaa kàddu yi li ci jiitu mooy kàddu cant la ndax ku ne xam ne ni ñu ngi ci màggal gi wàccaay bi waaye ku ne xam ne da ngeen di xat waaye wax dëgg yàlla bëgg a ànd ak mbokk taalibe bi nga xam si ñoom ñooy topp di les grandes dimensions di màggal ci le volet politique mu nekk loo xam si lu am solo la fan yi nga génnee téere bu am solo di la ci ndokkeel muy la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk loo xam si xëy na c'est la première fois ñu gis ko ndax mbindum sëñ bi ñun daan gis xëy na daan nañ gis ci wàllum taw fiq ak yu demee noonu waaye nga indi ak ñun ci la dimension spirituelle et même temporelle du Cheikh à travers la politique ñu bëgg a xam nag idée bi waaye mbirum politique baat bi boo ñu ko doon tekkee lan ci lan si mën a ko xamee waaye tamit laataa loolu idéologie bi nga xam si moom moo la poussé nga bind ci la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. waaw xam naa ne xalaat bi mi ngi ma dikkal bi nga xamante bi ne ñoo ngi jàng ndax bi may jàng ba war a bind sama mémoire ci master 1 ndax ci Paris 4 muy Paris Sorbonne booy jàng littérature ba toll ci master 1 boo passé licence at bu ci topp da ngay bind ab mémoire boo xamante bi ne lu mu gàtt dana mat juróom fukki page boobu nag bi ma koy bind dañ ma joxoon ñetti téere yoo xamante bi ne ci laa war a sukkandiku ngir bind li ma xalaat mu nekkoon téere boo xamante bi ne benn bi mi ngi tudd Le Prince ku ñuy wax Guy de Balzac bind ko beneen bi tudd Le Monarque ou les devoirs du souverain ku ñuy wax Sénot bind ko ak ñetteel bi tudd la politique tirée des propres paroles de l'écriture sainte muy téere boo xamante ab prêtre Bossuet ku ñuy wax Bossuet moom moo ko bind di xalaat ci politique teg ko nag ci Bible mooy l'écriture sainte mooy Bible boobu nag ci laa amoon xalaat ne man day incha allah dinaa bind ma nit téere boo xamante politique boo xam ne ci mbindum Sëñ Tuubaa lañ koy génne moom it ci lañ koy tiire ci loolu laa xalaatoon
waaye comme ni ñu ko waxee li ñu war a njëkk a leeral mooy ne baat bi ci boppam baatu politique ndaxte maanaam baat bi ci français bu ñu doon wax français dañuy wax ne comme ni ko français wax le mot est un mot polysémique polysémique mooy baat boo xam ne dafa am tekki yu bëree bëri lañ mën nañ koo tekki yu bëree bëri waaye boo xoolee politique ci ñi nga xamante bi dañ leen wax les philosophes classiques philosophie yi nga xamante bi ñoo jiitu woon mu ni tàmbalee bu ci les Grecs ay Aristote Platon yooyu ñoom dañoo wax ne dañoo am conception politique boo xamante bi ne maanaam c'est une conception finaliste waaye ñi nga xamante bi ne ay philosophes yu moderne la lu mel ne ay ñoom Machiavel ñooñu dañoo wax ne dañoo am conception instrumentale maanaam loolu mooy lan mooy ne dañu wax ne politique am na ñaari conception mooy conception ne politique comme une technique loolu mooy les philosophes modernes philosophe comme une technique mooy loo xamante bi ne amul benn finalité mooy rek ne nit ki ci boppam ki koy def moom moo xam lu mu ci jublu moom mooy teg tamit ay finalité am ay objectif am loolu mooy dañ ko considérer la politique comme une technique mooy la politique au sens machiavélique du terme maanaam politique daal nit ki koy def moom moo xam lu mu ci jublu moo xam lu mu ci bëgg moom tax kon mooy teg ay objectifu boppam loolu nag mooy politique comme la conception de la politique comme une technique am na beneen conception mooy la conception de la politique comme un art loolu mooy politique boo xam dafa am finalité ñu ne lan mooy finalité bi finalité bi mooy ñu ne permettre l'homme à se réaliser en tant qu'être humain maanaam permettre l'homme de réaliser sa nature maanaam politique comme un art mooy politique boo xamante bi ne dafa am finalité te finalité bi mooy maanaam may doomu aadama ni ko yàlla bindee mu mën ko maanaam réaliser kon loolu dañuy poser benn question lan moo tax philosophie yi nga xamante dañoo jàppee politique comme un art ñu ne lan mooy kon nature doomu aadama ndax bu fekkee ne politique comme un art mooy finalité bi mooy permettre l'homme maanaam mu réaliser sa nature kon lan mooy nature doomu aadama ñu ne nature doomu aadama mën nañ ko jàpp ci ñaari mbir mooy bi ci njëkk mooy l'homme est un animal social maanaam nit faw day dund ci ab société boobu ndax lépp li ñuy wax ay valeur mooy le bien le mal le juste ou l'injuste moo xam lépp ay valeur yooyu du am sens lu dul na ci biir société mais nit ka nekk fee du dund moom dong ay bien ak mal ak yooyu amul ndax nekk amul relation ak ñeneen ñi kon nature doomu aadama mooy yàlla daf ko bind mu nekk ci koo xam ne ci ay moroomu doomu aadama rek lay binde la mën a dundee loolu mooy nature doomu aadama ñaareelu nature bi mooy ñu ne l'homme tamit est un animal raisonnable maanaam nit yàlla daf ko bindee jox ko xel kon xel moomu tamit ñu wax ne dafa lënkook le bien maanaam nit normalement ci xelam dafa war a def lu baax kon su defee lu baax rek am na lu trouble xelam wala am na loo xam ne dugg na ci moom lu bokkut ci moom kon politique ci ni ko Aristote bu ñu doon wax le sens aristotélicien du terme maanaam politique comme un art mooy permettre doomu aadama ngir mu mën a réaliser nature am nature doomu aadama mooy dund ci kaw suuf ak baax léegi nag bu fekkee ne beneen politique la nag boo xamante bii ne bokk deful loolu ngir may doomu aadama mu baax ak doomu aadama li nekk ci moom ndaxte yàlla par exemple wax na ko ci alquran fitratallahi lati fatara nasa alayha maanaam yàlla dafa bindee doomu aadama dafa mooñaale diine dafa mooñaale maanaam mbaax kon doomu aadama bu baaxul rek am na leneen lu dugg ci moom lu tee mu baax wala boog milieu social bi mu nekk moo tax nekkul ab jullit wala nekkul ku baax kon léegi nag politique bi nga xamante bi ne moom la ñuy wax ci téere bi mooy politique boo xamante bi ne mooy ci sensu li ñuy wax la politique comme un art mooy permettre doomu aadama maanaam li nga xamante bi ne moo nekk ci moom muy lu baax yàlla binde ko muy diine wala mooy lu baax ñu fexe ba ñu tabax société boo xamante bi ne mbaax googu dana permettre doomu aadama moom mu réaliser mbaax googu noonu ndaxte ci société bi nga nekk daanaka mën nañu wax nu mu mel rek wala nu ñu ko tabaxee rek noonu la doomu aadama bi mel moo tax kon bala ñuy tabax dañoo tabax doomu aadama te sax bu ñu jógee ci étape boobu deuxième étape bi nga xamante moom mooy premier sens bi ñu waxoon muy politique comme une technique muy wut nguur ak noo koy téye maanaam bu fekkee ne defaruñ doomu aadama ba mu baax su demee moom bi am nguur du ko yorin bu baax kon politique li ñuy wax au sens fort du terme mooy politique bi nga ëpp doole moom la téere bi
muy la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. ndax misaal bi ma ci joxe rek. bëri na ci mbindum sëñ bi. la ko tax a jóg mooy defar doomu aadama. tey masalan bu ñu jëlee Nahju Qadaa'il Haaj. la voie de la satisfaction des besoins. ci muqaddima bi ci njëlbeen gi. ci préambule bi. sëñ bi dafay wax lan moo tax muy bind téere bi. dafa wax ne. haza wa inni yawma zu ijaba baadul muridina zawi inaba qad talabu nazman hawa ta'adduba li yata'addabu wa zaka wa jaba mu ne tey jii maa ngi jóg di tontu ay murid yoo xamante bi ne dañoo tuub di sàkku ci man ma bindal leen ab téere boo xamante bi ne day jàngale ay teggin ngir ñu am ay teggin te loolu tamit lu war la kon objectifu Nahju Qadaa'il Haaj ci misaal mooy jéem a jox nit maanaam li ñu wax la civilité mooy la politesse maanaam les règles de la politesse nit ni mu war a toogee nit ni mu war a waxee nit ni mu war a jëflanteeg moroomu nitam ci yar ak teggin ak booy wax nga bañ a wax juy ñagas wax ju ñàkk teggin maanaam kon loolu mooy politique maanaam bëri na ci mbindum sëñ bi nag lu mel noonu la ci sëñ bi wax maanaam jóg ngir defar doomu aadama misaal bi ma ci joxe mooy Nahju Qadaa'il Haaj sëñ bi moo ko waxal boppam wax ne maanaam politique maanaam lim ci jublu mooy jàngale la civilité mooy la politesse moo tax mu jóg di tontu ay murid yoo xam dañu ko sàkk woon mu bindal leen ab téere buy jàngale la civilité kon mën nañu wax ne lu bëri ci mbindum sëñ Touba maanaam c'est des écrits politiques maanaam ngir defar politique nag ci sens defar doomu aadama ba mu nekk nit yi ndax sëñ bi dafa wax ne nit bu amuti teggin ci biir téere boobu ba tey Nahju Qadaa'il Haaj dafa wax ne wa man xalaa minhu faqad taatala wa tabatala wa saara baxiidan ila alxalqi walxaaliq kullama raahu ahadan mallahu wa saimahu wa kullama jalasa ahadan wa kullama raa ahadan maqatan wa abxadahu wa kullama jalasa ahadan mallahu wa saimahu mu ne ku amul ay teggin kooku noonu dafa amul benn caractère wala benn noblesse ci jikkoom te kooku nag yàlla daf koy bañ doomu aadama yi dañ koy bañ mu ne képp ku ko gis tamit maanaam da nga koy bañ te da nga koy jéppi mu ne tamit képp ku toog ak moom daf lay inspiré maanaam déggu maanaam nit kenn du sawar a toog ak ku amul teggin kooku nag kon bu ñu wax ku mel noonu mooy li ñuy wax un renégat wala un asocial nit koo xam ne mënul dund ci société bi parce que kon sëñ bi li mu bëggoon mooy de préparer nit koo xam ne dana mën a dund ak nit ñi ku ko gis sawar a toog ak moom sawar a wax ak moom moo tax sëñ bi ne ku amul ay teggin nit ñi duñ ko bëgg yàlla du ko bëgg te képp ku daje ak moom daf lay sonal daf lay ennuyé da ngay daf lay importuné te it képp koo xam ne gis nga ko maanaam yow da nga koy bañ ci saasi mooy ndax day nekk nit ku grossier li ñuy wax nit ku ñàkk teggin waaw kon daal sëñ bi ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp ci sëñ bi xam ne maanaam bëri na ci am mbindam ci loo xamante bi ne ni ma ko waxee la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba ce sont des écrits politiques mais politique ci sens boo xamante bi mooy la politique comme un art mais la politique aristotélicien du terme maanaam politique boo xamante bi ne objectif am mooy defar doomu aadama ba mu nekk nit ku nite koo xamante bi ne ni ko yàlla bind muy fitra ni ko alxuraan waxee mbaax boobu ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko wax ci benn xadis mu ne bépp liir bu juddu dafa judduwaale fitra man judduwaale mbaax wala diine waaye ñaari waajuram nag ñoo koy def mbaax googu mu gën bu baax ba mbaax gi confirmé wu ci moom ba nga xam ne lu baax rek lay mën a def wala ñu def ko yéefar wala ñu def ko majus wala ñu def ko nasaraan kon mën nañu wax ne nit ki nu mu mel milieu social bi mu nekk wala environnement bi ko wër moom moo koy façonné la ñaan la c'est le milieu qui détermine l'individu moo tax kon milieu boobu faaw ñu defar ko loolu nag mooy politique bokk te nag politique bi nga xamante bi ne maanaam yilif nit ñi wut nguur ak nooy téye nguur kon nañ ko mën a déggee ci téere bi ndax ñun yër nañ ko yëraat ko nga gis ñi li la tax ba nga tàmbalee jug da ngaa njëkk a wax ni xëy na bind ci sëñ Touba tiire ko ci politique tiire ko ci njàngam sëñ Touba nekk na loo xam xëy na lu njëkk loo xam si xëy na ci yow lañ ko gisee wala bokk liñ jot a gis ci yow lañ ko gisee mu nekk benn défi boo xam ne relevé nga ko à travers la préface de Souleymane Bassirou Diagne waaye tamit boo xoolee ci biir da nga njëkk a leeral ni yow it politique au sens de Aristote ngay bind mais pas Machiavel ñu bëgg a xam ndax ci mbindim sëñ Touba da cee amul yu mel noonu wala sëñ Touba boo xoolee par rapport ak li nga def étude bi seulement il parle de la politique seulement à cet angle maanaam ci sëñ bi sax mën nañu wax ne wax na ci ñaar yëpp maanaam wax na ci politique machiavélique maanaam pas machiavélique mais politique ci nu ñu yore nguur
maanaam wax na ci politique nu ñuy politique au sens aristotélicien du terme maanaam politique ci defar nit ba mu nekk nit ku civil parce que dañuy wax un civil mooy nit koo xamante bi ne nit ku duula ku civilisé koo xam ni règle yi ñu teg ci société bi du ci jalgati benn du yàq du tooñ nit du saaga nit du gaañ nit loolu mooy nit ku civil nit koo xamante bi daal ku civilisé la xam nga loolu la ñuy wax dañuy wax un civilisé et un barbare mooy nit ku grossier koo xamante bi ne du xamul nu muy waxee xamul dans l'animosité waaw daanaka animal la gën a jege léegi nag nit nag pour ñu defar ko ba mu nekk nit ku nite loolu mooy politique au sens aristotélicien politique ci téere bii nii sëñ bi tamit wax na ci politique noo yore nguur ak noo ko defee mais mën naa boobu day laaj beneen livre ndaxte par exemple mën na jox exemple bi am na boo xamante bii ne maanaam roi Jolof Samba Lawbe Penda toog na benn bis mu bind sëñ Tuubaa leetar ni ko digal ma nu may yore sama nguur sëñ bi bindub leetar di ko wax nii nga war a yore nguur ku yor nguur nii la war a def nii la war a def nii la war a def loolu mooy comment gérer un état kon sëñ bi wax na ci fànn yëpp waaye na mën naa am boobu tàmbalee guñ ci woon wala waxaguñ ci woon waaye yooyu ti mën nañ ci gëstu ba génn ci lu mën a loo xam ni tey jii mën nañ ko jox président bu Sénégal mu yore ci Sénégal wala ñu jox ko beneen président mu yore ko am réew ndax sëñ bi moom bàyyiwul dara ndax islam bàyyiwul dara ndax yonent bi sallam ndaxte dafa am loo xamante bi ne l'islam xamu ko l'islam xamul li ñuy wax la séparation de l'État et de l'Église wala la séparation de l'État et de la religion l'islam moom li mu xam mooy maanaam lépp ci loxo l'islam la war a nekk maanaam l'islam mooy ndax yonent bi sallam ba fi nekkee mooy jiite jumaa ji mooy xutba mooy atte moo nekk ci tribunal bi mooy atte bu xare ñëwee mooy nekk général bi mooy jiitu mooy rangé militaire yi moom mooy yor lépp daal mooy politique ci sens yëpp moo ko doon def léegi nag bi ñu demee ba àdduna dox te loolu tamit daanaka moo amul ci àdduna bi yëpp boo xoolee Europe bi ñu demee dem ba mu yàgg dañ doon wax ne c'est le pape l'Occident doon wax ne c'est le pape est le représentant de Dieu sur terre kon moom pape bi moo war a exercer le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ba mu yàgg ñu ne pape bi dafa war a déléguer le pouvoir temporel ci noonu lañ créé ay roi nga xam ne roi bu mu mën di doon bu France wala bu Angleterre wala Italie su pape bi ñu booy jël maanaam par exemple bu ab roi faatoo beneen roi ñëw war ko remplacer bu pape bi ñëwul introniser la tu n'es pas officiel ñu ngi mel ni tey jii bu élection amee dañuy ku dem ba gagné faaw conseil constitutionnel ñëw daal di ñëw waaw officialiser sa victoire loolu ci bi noonu la daan demee tey bu ñëwee bu benn roi faatu na ñu ne doom ji wutu nag faaw pape bi ñëw tant que pape bi ñëwul nekkul lu officiel ndax pape bi moom moo yore autorité temporelle waaye comme du ko exercer dafa am ku mu koy délégué moo koy délégué roi yi kon même Occident bi ñu nekk ay monarchie ñaari yëpp ci loxol pape bi la nekkoon ndax pape bi mën na dindi ab roi mën na def benn kii dindi ko kon bi ñu demee ba def révolution nag ay à partir de 1795 yooyu noonu ci lañ commencé def la séparation de l'église et de l'état loolu ñun ñu dem ba ñun réew jullit ñu ci toppandoo ñoo xam ñun suñu yoon nekku si la laïcité te suñu yoon nekku si waaw suñu yoon nekku si ndax l'islam moom xamul loolu xamul séparation de macha allah sëñ bi politique ak leadership moom lu leen wutale politique ak leadership waaw en tout cas parce que leadership moom ab qualité la maanaam kii politique wala ki nekk président wala ministre war na am ay qualité leadership maanaam leadership moom ab qualité la boo xam ne day nekk si nit maanaam un leader war am ay qualité yu nekk si moom war ñu naan leadership politique nag day moom moo gën a yaatu loolu lépp moo gën a yaatu loolu waaye politicien bi war na am mooy leadership waaw war na ko am waaw jërëjëf mbokk yi nga xam si yéenay bàyyi xel seen Touba Vision fii ci biir réew mi ak ci bitim réew comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi si les grandes dimensions du Magal sur le volet politique ñu si seq waxtaan Serigne Abbas Mbacké moom mu nekk bindkat waaye nekk ku gëstu loolu ci lu bëree bëri rawat na ci wàllum mbind mu bind téere bu am solo bu gànjaru la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ñu bëgg waxtaan ci thème bu am solo comme ni ñu ko nekkee di ko defee muy la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba et celle des théories idéologiques yi nga xam si xëy na précédé nañ ko waaye Mbacké bu ñu duggee ci thème bi boo xoolee avant ngay ñëw directement di traiter thème bi dafa am benn démarche scientifique boo jël nga leeral nag yenn ay pensées wala ay doctrines yoo xam jiit na mouridisme moo ñu mën ci xam le marxisme le nazisme yooyu yëpp ñu bëgg a xam ñoom seen rapport seen idéologie par rapport laataa ñi ñëw ci nga xam si moom moo wute naag ak gis-ginu Cheikh Ahmadou Bamba waaw parce que loolu mooy objectif faaw parce que une idéologie souvent bu ñu nee idéologie politique lu ci bëri nekkul lu dul vision du monde maanaam naka lañ gisee àdduna bi wala naka lañ gisee société bi naka lañ ko war a organiser léegi nag loolu
boroom xam-xam yu bëri wala ay philosophe yu bëri wala dëkk yu bëri kenn ku ne wax nga ne man nii laa gisee société am na ñoo xam ne bi ñu ko gisee ba pare dañoo jàpp ne loolu tamit dañ ko war a imposer dañ ko war a propager ci àdduna bi par exemple le communisme idéologie politique la bu am vision du monde mi ngi juddoo Allemagne parce que Karl Marx mi ko bind maanaam booy xool moom moo ko bind ab allemand la waaye ñi ko njëkk a pratiquer ci état maanaam Russie la Russie ñoom ci ñoom ñoo njëkk a pratiquer le communisme donte ka ko njëkk a xalaat nekkul foofu léegi communisme buñ ko doon tënk mën nañu wax ne moom da nekk vision boo xamante bi ne dafa wax ne objectif am mooy maanaam supprimer l'état ak tamit maanaam la propriété privée ñoom dañuy jàpp ne commerce mooy loo xamante bi ci latin mooy loo xam ni appartient à tous waaw léegi kon day mujj nekk ba amatul lu nit di moom lépp état ko moom état moomee lu ñëpp la loolu mooy objectif bu communisme fexe ba supprimer li ñuy wax la propriété privée nga xam ne tey ji industrie day nekk état day waaye ñoom it problème bi ñu am mooy ndax ñoom it dañu wax ne les classes sociales classes yi ndax dañu seen société dañu ko teg ci classes yu wuute classe bu ne gën a féete moroomam kaw ñu ne ci classes yu sociales yooyu nag ci la état juddoo kon dañoo war a dindi classes yi dindi état waaye léegi soo dindee état dindi classe sociale léegi ba pare tamit ne propriété amatul lépp dañ ko war a boole mu nekk moomeelu ñëpp kon lan mooy taxaw di saytu loolu moo tax ñoom it seenu xalaat maanaam xawoon a jafe taxaw bu taxawee tamit ci doole donc la mën a wékku pour mën a dem moo tax boo xoolee ñi ko njëkk a pratiquer mooy les soviétiques maanaam ñoom dañoo dindi lépp loo nga xamante bi ne ay propriété privée la xeex tamit li nga xamante bi moo nekkoon symbolique Russie mooy la religion orthodoxe xeex tamit li nga xam ne mooy buur bi rey ko léegi loolu noonu bu fekkee ne nit ñi ak nit ni mu bëggee li moom ak ni mu fonki alal nga bëgg ko xañ faaw boo moytuwul da nga ko tiital da nga ko kii moo tax booy xool dañu wax ne Staline mi nga xamante bi ne dañ ko jàppe comme dictature parce que liy wutale dictature ak liy wutale démocratie nit ñi tamit war nañ ko xam parce que démocratie tamit parce que yëpp c'est maanaam contrôle la maanaam waaye dañuy wax dans une dictature on contrôle les gens par la force par la violence wala par la force maanaam tey jii boo jëlee Staline dafa tabaxoon ay li ñuy wax ay goulag ay prison yoo xamante bi ni képp koo xamante bi ni mu bëgg a doxale daal yaa ngi koy jéem a weddi mu yóbbu la fa même ba ci Chine léegi am na fa ay camp nga xamante bi daal képp ku nangul idéologie communisme rek fa lañ lay dugal waxal la li ñuy wax dañ lay rééduquer ba nga nangu wala ba nga faatu nga xam ne moom Staline donc li mu rey ay ëpp na 20 millions de personnes li mu rey rek moom benn nit moom régime am rek lim rey kenn xamu nu mu toll ci rek imposer maanaam le communisme en Russie te dafa mujj daanu léegi nag ñu ne dans une démocratie on contrôle les gens par la manipulation nii démocratie nit ñu bëri dañuy jàpp ne ils sont libres mais on les manipule par la ruse ma joxe exemple bu exemple souvent bi ñu joxe am na benn waay bu ñu wax Edouard Bernays dañu wax ne bokkoon na ci les publicitaires bi gën a na man publicité ci àdduna bi léegi bi nga xamante bi industrie yi defar wàllu cigarette dañoo bëgg na yokk seen chiffre d'affaires dañ ko ne ko dañoo bëgg yokk suñu chiffre d'affaires léegi loo ci xalaat ci wàllu benn plan de communication boo xam man ci wàllu communication laay liggéey mu ne daal léegi li ñu def mooy dañuy fexe ba jigéen ñi tox parce que comme 50% ci population Amérique bi ay jigéen lañ léegi nañu fexe ba jigéen ñi tox léegi nag problème bi amoon mooy jigéen ñi booba jigéen ñi doon tox mu bëri mooy ci ni bu ma ko sañ wax mooy ñi jaay seen bopp waaye képp ku ñu gis nga jigéen bi tox rek dañ naan kii moom yàqu na comme suñu société rek ñu ne fi ñun fa lañ toll ñun waaw ñun fi ne fa lañ toll ñoom nag fi ne passé nañ foofu waaw ñoom loolu 1929 la woon 1929 aux États-Unis boobu ñu ne léegi tux jigéen ku koy def daal mooy jigéen buy jaay ba mu wala jigéen ju yàqu waaye léegi nag moom mu ne léegi li ñuy def mooy dañuy fexe ba travailler sur le symbole mooy la représentation léegi mu daal jël benn lundi Pâques xam lundi Pâques férié bu mag la mu daal di jël jigéen ñu bëri ñu leen woo leen New York danañ défilé bindal leen ay pancarte def ci ay cigarette
daal di bind benn phrase daan ne la torche de la liberté nga xam ne la torche de la liberté mooy cigarette bu njëkk symbole de vulgarité la woon wala de débauche léegi mu soppali ko symbole de liberté léegi jigéen mu fay ay jigéen tamit ñu yor ay cigarette di tox nga xam ne léegi féministes yu bëri daal di ne léegi ñun li nga xam ne góor ñi dañ ko jëloon def ko seen moomeelu bopp donc pourquoi ñu def ko kon émancipation wala liberté nga xam ne dañuy wax ne ci at moomu bi mu jàllee industrie bi doublé na chiffre d'affaires am nga xam ne loolu fi ne nii yow miy tux wala jigéen biy tux day jàpp ne moom liberté la wala indépendance wala émancipation fekk ne yow am na ko lay manipuler ci ginnaaw ngir intérêt moom xaalis doon ko ci yitteel li ngay def dara ñoru ko ci moom yow yaa ko jàppee liberté waaw fekk ne ay am na ko lay manipuler publicité bi moo lay manipuler publicitaire bi moo lay manipuler industrie bi cigarette bi moo lay manipuler yow nga jàppee lii loolu nag fi ne xeet yu bëri na xeet yu bëri yu am ki koy def du ko xam moom waaye ki koy def loo moom xam ne li mu si jublu ndax dañ naan la lii la fekk ne moom mi koy def loolu ñoru ko yow sa liberté ak sa émancipation ñoru ko moom xaalis bi mu ci gagné rek lay xool moo tax dañ ne dans une démocratie dañuy contrôler nit ñi par la manipulation dañuy manipuler nit ñi mais nag dans une dictature comme Staline communisme bi ñu wax ñoom ci doole état la ñuy jël di forcer ñoom seen vision du monde kon bu ñu doon tënk communisme mooy ne vision la boo xamante bi ne maanaam moom li mu bëgg mooy dindi état maanaam ndax loolu ñu bëri xamuñu ko maanaam communisme maanaam ñoom seen révolution nekkul rek dindi les classes sociales waaye dañuy dem ba dindi état ba xam ne lenn ñëpp a yem léegi daal li am mooy production bi le prolétariat comme ni ñu koy waxee ñoom ñooy exister ñooy contrôler lépp tamit parti communisme comme ni mu amee Chine nga xam ne tey jii waa ji moom site Alibaba nga xam ne comme Amazon rek moo xam ne Alibaba fu ñuy lu ñuy jaay rek presque ma nga foofu kii ko moom dañuy wax ne demoon na ba ëpp xaalis Chine dañu xëy rek kenn xamatul fu mu nekk ndax demoon na ba commencé am doole Chine te ñoom parti communisme nanguwul loolu li ñu bëgg mooy maanaam presque lépp nekk ci loxol état wala doole état rek mooy am doole kon ñoom loolu nag bokkut ak nature doomu aadama ndax yàlla moo bind nit ñi yomali wut seen i wërsëg yomali wut tamit seen ay xarañte ak seen ay coono ndax ni am na ñoo xam dañoo tayal am ñoo xam ni liggéey jaral na leen lu ne teel a yeewu def lu ne rek nag boo bëgg a yamale ñëpp wala lu nit am nga bëgg ko gi kon loolu dañuy wax ne bokkut ak nature doomu aadama kon communisme ci loolu mën nañu wax ne bokkul ak idéologie boo xam ne mën na nit ñi mën nañ koo nangu lu yàgg moo tax fenn fu mu nekk lu yàgg amul wala fu mu nekk rek bu yàgg nit ñi dañuy révolté wu mu kii boo xoolee tamit socialisme ci communisme la jógee la ko waral ñoom it dañoo bëggoon a def li ñuy wax la révolution prolétarienne waaye duñ ko teg ci doole maanaam socialisme ak kii loolu rek moo leen wuteel maanaam ñoom it dañuy lutte contre les classes sociales jël état tamit fexe ba nit ñi maanaam di bokk lépp li ñu am bañ ëppalante bi bañ a jéggi dayoo def ko tamit ci état waaye duñu utiliser la violence loolu moo wuteele communisme ak socialisme boo jëlee ci nazisme nag nazisme moom maanaam ñoom it vision la boo xamante bi ne ci li mu tegu mooy maanaam moom dañoo jël ñetti mbir teg ko mooy benn bi ci njëkk mooy maanaam société boo xamante bi ne dafa tegu ci ay race maanaam li ñuy wax race aryenne mooy race waaw wàllu was xam ne daal xeet wii mooy xeet wi gën maanaam xeet boo xamante bi ne bokkut ak benn xeet moo féete doomu aadama yëpp ci lépp moo leen gën muy xeetu aryenne léegi nag ñooñu lañ wax ne moom la Hitler wax ne ñoo war a nekk ci maanaam Allemagne bi mu xalaat moom képp ku bokkul ci xeet woowu dañ lay rey wala nga génn foofu loolu moo taxoon moom it mu def ay camp li ñuy wax ay camp de concentration def les gitans wala les nazis nga xam ne moom it am na tamit leneen kii bu ñuy wax mooy maanaam l'espace vital maanaam espace buñ gis fenn soxla ko tamit ci waa Allemagne war nañu dem jëli ko looloo tax lu mel ne ay Pologne dëkk yi mu dendal yëpp mu jekk-jekk rek attaqué leen daal di jël seen kii loolu tamit dafa nekk lu kii waaye boo xoolee maanaam le nazisme moom it nekk na idéologie boo xam ne mënutoon a dem ndaxte tamit doole jëm bëggoon a imposer li idéologie bi mu gis moom donte sax moom espace vital rek mooy tax muy génn dëkkam ndax moom Hitler dafa wax ne ñoom seen idéologie Allemagne la yam te it race aryenne donc la concerné wul benn xeet moo tax ñoom nekkuñu comme communisme nga xam ne communisme dafa bëggoon àdduna bi yëpp nekk ay communiste idéologie communisme maanaam ñoom dañoo doon propager nga xam ne boobu boo xoolee li ñuy wax guerre froide loolu moo ko war waaw fi ne guerre froide loolu moo ko waraloon américains yi dañoo bëggoon a
imposer ci àdduna bi yëpp lu ñuy wax le capitalisme ñu ne nag léegi idéologie bi ñu gis ne moo leen rivaliser mooy le communisme moo taxoon léegi entre ñoom ak Russie ñu nekkoon ci guerre froide ndax nekkutoon guerre boo xamante bi ne guerre directe la ay armes armées ay guerre ci def ay coup d'état wala guerre ci ay communication wala guerre ci économie moo tax ñu naan guerre froide mais guerre la boo xamante bi guerre bu métti la doonte amul ay fetal ak yooyu ndax am na ay coup d'état am na lépp léegi nag waaye nazisme moom nekkul idéologie boo xam ne ñoom dañoo Hitler dafa am vision yóbbu ko fépp ci àdduna bi moom daal Allemagne donc ko intéressé léegi feneen fu mu gën dem rek espace lay wuti maanaam am na lu mu soxla bëgg a bay wala lenn mu dem conquérir foofu noonu lu mel ni dëkk yi mu conquérir lépp ci Europe ba dugg France def la occupation nga xam ne loolu espace la dugg pour mën a pour def la production mais du yóbbu fa idéologie nazisme parce que yooyu yëpp le fascisme tamit maanaam moom it daanaka la ñuy wax ne moo influencé maanaam Hitler ci Mussolini la basé wu ba taxawal moom it moo tax ñoom ñaar sax daanaka ay xarit lañu woon daanaka moo nekkoon idoolam daal moo nekkoon idole Hitler donte Hitler dem na ba ëpp ko doole waaye nazisme maanaam fascisme ak nazisme presque ñoo bokk lépp mais dañu wax ne maanaam fi mu li tax mu gën a mën a dem Italie fascisme mooy ne Italie boobu première guerre mondiale bi mu ci génnee dafa am ñaari crise yu fa am mooy crise économique maanaam ndaxte booba dañuy wax industrialisation dafa am li ñuy wax exode rural am nit ñi daw ñëpp dugg ci ville yi te liggéey amul léegi nag Mussolini profité foofu def benn discours boo xamante bi ne xemmem loo nit ñi loo xamante bi ne maanaam buñ ci ñëwee adhéré ci vision bi mu amee ndax moom it socialiste la nit ñi danañ am liggéey danañ am kii ñaari bi ñu wax ne comme dañoo imposé tamit laïcité léegi ñu am lu ñu wax ne amoon nañ crise maanaam de l'autorité moom rek ci loolu la profité Mussolini daal di imposer le fascisme rek moom dañu wax ne moom rek mooy doctrine boo xamante wala politique boo xamante dañ ko imposer ci doole maanaam vision politique boo xamante bi ne dañ ko imposer ci doole kon ci tënk mën nañu wax ne yooyu yëpp muy le communisme wala le socialisme wala le fascisme le nazisme yooyu yëpp ay idéologie yoo xamante bi ne maanaam teguwul ci ak maandu teguwul tamit ci égalité entre les citoyens mais dafa tegu ci maanaam intérêt benn groupe boo xamante bi ne ñoom li ñu bëgg mooy imposer seen vision waaye imposer bi tamit dañ koy teg ci doole maanaam ci force ak la violence lañ koy teg la coercition lañ koy teg kon loolu lépp tamit li koy wane tey mooy tey jii maanaam idéologie yooyu yëpp dañuy wax ne ñoom ñëpp dañoo devenu li ñuy wax caduc wala péjoratif ndax tey jii le nazisme képp fu ñu gisum nazi rek maanaam dañ koy jàpp képp kuy réclame idéologie Hitler ne man nazi la dañ leen daal di jàpp ci saa si ndax xam nañ ne lii du lu baax ndax tamit loolu tamit li ko gën a waral mooy colonisation bi ñu ko tàmbalee dañ maanaam ku mel ni Jules Ferry moom dafa def discours ci l'Assemblée française en 1888 dañu wax ne dafa am li ñuy wax ay races inférieures am ay races supérieures léegi races inférieures yi maanaam race supérieure dañ leen war a civiliser loolu nag moo tax ñun européens dañoo war a dem Afrique wala Asie wala yenn dëkk yi nga xam ne amaguñu civilisation ñu yóbbu leen civilisation coloniser leen léegi nag colonisation boobu civilisation bu leen ñu apporter loolu moo ñuy jox droit bu ñu fa gisee lu ñu soxla ay matières premières ñu jël ko léegi nag ñoom bi ñu demee nag ba lañ doon wax di ko teg africains yi Hitler teg leen ko ndax occupation bi France gagné bi Allemagne gagné France dañu leen tegal li ñuy wax occupation presque mooy colonisation rek am ñoom ñooy rafetal rek naan occupation mooy colonisation rek dañ leen Allemagne dafa coloniser France léegi jàppee France yi ay hommes inférieurs léegi nag ñoom bi ñu xeexee ba deuxième guerre mondiale jeex ci lañ ne idéologie nazi moom na jóge ci àdduna bi léegi nag ci lañ wax ne léegi égalité nit ñëpp a yem te moom pourtant avant ñuy subir loolu ñoom français yeeg italiens yeeg ndax boo xool ñi gënoon a nekk ay empire colonial mooy France Angleterre Portugal Hollande ak Espagne presque moom Amérique la amoon ay kii France ak Portugal ak Angleterre presque ñoo ñëwoon Afrique waaye ñoom bi ñu demee ba Hitler dominer leen nag lañ doon teg ne mu leen koy teg ci lañ lii kat ndekte baaxul ndax metti na ci lañ wax ne nag deuxième guerre mondiale bi mu jeexee ci la l'idéologie nazie devient péjoratif nga xam ne kenn ñu taxu fenn sax di wax di référé ci race maanaam ca bu njëkk pourtant philosophie yëpp lu mel ni Voltaire wu ñoom ñëpp wala ay Jules Ferry nga xam ne moom boobu mu nekkoon ministre de l'instruction publique taxaw l'Assemblée nationale di wax ay race inférieure race supérieure boobu c'était normal mais bu deuxième guerre mondiale jeexee moom kenn ñi muti wax di tudd race
ndax ñoom dem nañ ba Hitler jàppe leen français yi wala anglais yi ne leen ay homme inférieur lañ moo tax ñoom bi ne bu dund li ñu doon teg africain yi nag ci lañ ne lii na fi jógee lii moom baaxul léegi sax ba léegi fi ne boo waxal jamono ji dañ ne baatu race nañ ko génne ci dictionnaire yi léegi nit daal moo am race amatul kon waaw kon mooy wane ne rek kon idéologie yooyu yëpp baaxutoon tegutoon ci ak maandu tegutoon ci lu réalisable tamit kon nekkul lu réalisable daal ni ñu ko mën a tënkee. macha allah ci sommaire bi nga xam si def nga ko révisité maanaam mboolem li nga xam si moom ay doctrines yi jiitu woon à travers le communisme le nazisme le fascisme li nga xam si leeral nga ko lu ci bëri bëri ci ouvrage bi seen i philosophie ak li nga xam si moom la dund waaye jëmale leen fenn ci biir téere bi ku ko yër ñu gis ni loolu lépp si Khadim di ko battre en brèche à travers yow ni nga ko indee étude scientifique boo xam ne def nga ko ci tiré des versets coraniques ay hadith waaye tamit ñi mbindim Cheikh Khadim mu bëri ci loolu ñu bëgg a xam boo jëlee kenn ku ci nekk ci ni nga ko leeralee ak ay défauts Cheikh Khadim na la dikkee leeral li nga xam si moom mooy tax moom mooy li nga xam si moom moo war a dëgg-dëgg gën ci ñoom li nga xam si ñoom defuñu ko woon waaw boo doon tënk idéologie sëñ bu mag bi wala maanaam sa doctrine li ko wutalee ñaañ boo ko doon tënk da ngay wax ne mën nga wax ne idéologie mouride dafa tegu ci ñetti fondation bi si njëkk mooy volontariat maanaam volontariat buñ ko doon wax mooy buñ ko doon gën a leeral mooy ci maanaam nekkul loo xamante bi ne dañuy contraindre nit ñi pour ñu bokk ci. maanaam yow sa teey bakkan nga ko def. waaw yow daal boo adhéré ci mouridisme wala la pensée Cheikh Ahmadou Bamba moom dafa wax ne yow yaa koy coobareel sa bopp. boobu mooy mën nañu wax élément bu njëkk. ndax ca ñee dañ doon imposer seen vision dañ doon utiliser violence. ñaareel bi mooy égalitaire. maanaam c'est une doctrine maanaam boo xamante bi nit ñëpp a yam amul gënalante. ñetteel bi mooy maanaam li ñuy wax méritocratie maanaam foo xam ne tamit nit ki dayo bi mu am wala cër bi mu am méritam liggéeyam coonaam selon maanaam li mu def rek moo koy déterminer waaye nekkul loo xam dañ koy favoriser wala bi ci njëkk par exemple mooy li ñuy wax volontariat bu ñu ko doon misaal mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana dafa wax ne bi sëñ Mamor Anta Sali génne àdduna ba ca déwén sa sëñ bi dafa dajale ndongo yëpp ñu nekkoon daara ja daal di wax ne man araadama araadna fal yàqut bi amrina wala yassir bi saydina waaye nag koo xam ne gisu maanaam képp koo xam ne daal ni ñu gisee wala ni ñu bëgg a doxe doy na la mën ngaa toog ànd ak ñun ci doxin boobu noonu waaye képp koo xam ne doyu la wala jàng rek moo la fi indi woon mën ngaa dem xooli feneen xooli beneen sëriñ maanaam déclaration boobu noonu sëñ mag bi def ko en 1883 loolu mën naa wax ne presque mooy déclaration bi marqué la naissance du mouridisme parce que boobu noonu sëñ bi nag ci la affirmé wu wax ne bëgg na maa teg lu bees loo xamante bi ne képp ku ci mën a ànd ak man mën ngaa des ci daara ji mën ngaa des ci sama wet waaye képp koo xam ne ni ma gisee wala ni ma bëgg a doxale doyu la wala jàng rek nga bëgg yow nga xam ne mën ngaa dem seeti beneen jàngalekat wala nga dem feneen kon loolu noonu sëriñ bi daf ko teg ci volontariat maanaam lii daal imposé wu ma kenn képp ku mu doy ñëwal bokk si ku mu doyul maanaam mën ngaa dem xooli feneen la doy kon loolu laa wax ne bi ci njëkk li ko wutaleeg yeneen yi maanaam moom dafa tegu ci nit ki mooy xool ba mu doy ko mu bokkal ci boobu comme ni ko lislaam waxee rek waaw ñaareel bi tamit mooy égalitaire maanaam nit ñi amul gënalante amul waaso amul race amul sant amul caste amul dara maanaam ñëpp a yem ndax boo xoolee ci sëñ bu mag bi am na foo xam ne dafa wax ne annaasu min jihati tamthili akfaun abuhum adam wal ummu hawa maanaam nit ñi ci wàllu nawlante ñoom ñëpp ay nawle lañ ndax seen baay mooy aadama seen yaay mooy hawa kon mu ne képp kuy ndamu yaa ngi ndamu ci ay maam yu baax yaa ngi ndamu ci ban ak ndox ci ngay ndamu kon loolu moom daal dinay teg base ne xamal ne nit ñi amul gënalante ci maam wala ci sant wala ci classe wala ci caste wala yooyu noonu moom daal li mu teg mooy c'est une doctrine wala c'est une société égalitaire ñëpp a yem lay wutale nit ñi nag moom seeni jëf lay doon te loolu boo xoolee alquran yàlla dafa wax ne tabaaraka allazi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi xalaxal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan maanaam man maa bind dee soor a bind dund waaye li mu tax ma def ko mooy xool ci yéen kan moo gën a rafet jëf li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan maanaam yàlla objet kon mën nañu wax ne sax finalité doomu aadama mooy xool kan moo gën a rafet jëf yàlla loolu la wax ayyukum ahsanu amalan kon existence bi ñu am fii mooy kan moo gën a rafet si ñun jëf loolu tax sëñ bi jëf joo la ñëw teg
daal ne lépp daal mi ngi nekk ci maanaam kan moo gën ci yéen jëf wala kan moo ëpp ci yéen jëf waaye nekkatul ci fi nga bokk wala ni nga sant wala leneen kon sëñ bi moom it fexe na ba moytu li nga xamante bii ne ñi doon teg ay idéologie di ko teg ci aw race wala di ko teg ci xeet wala di ko teg ci leneen mu fexe ba moytu loolu ba teg loo xamante bi daal maanaam nit ki moom méritam wala coonaam wala góorgóorloom mooy déterminer place bi am ci société bi waaye leneen du ko jox ñetteel bi mooy li ma wax méritocratie loolu la wax ndax bi xadril kaddi taksibul maani wax ne selon l'effort que tu fournis tu acquiers l'éminence maanaam nit ki daal li mu jëf wala selon ni mu jëf ci noonu lay amee kon loolu mooy li nga xamante bi ne maanaam dana tax nit ki xam ne maanaam moom waruta mën a def lenn lu nga xamante bi ne wala jaar fenn fudul rek fexe def effort wala fexe def lu baax wala fexe baax mooy tax mu baax leneen lu ñu wax maanaam bokkut ak li sëñ bi wax mën nañu wax ne kon ci ñetti éléments yii maanaam teg benn société boo xamante bi ne wala benn idéologie wala benn pensée boo xamante bi ne képp ku ci bokk wala képp ku koy adhéré yaa koy xoolal ba mu doyal la sa bopp nga bokk mais nekkul loo xamante bi dañ koy forcer wala dañ koy imposer ñetteel bi ci mooy ñëpp a ci yem ndax tey jii boo xoolee sëñ bi maanaam misaal bi ñu ci mën a joxe mooy bi mu nekkee ci yéen romb ku mel ni sëñ Moudou Moustapha ak sëñ Fallou ak sëñ Massamba ak sëñ Moulay Bousso sëñ Moulay Bousso defe naa léegi mu wax leen ne woo leen fekk boobu am na lu nit ñi def ñoom ñu toog mu ne leen man du ma bàyyi kenn ko defee ñoom sëñ Fallou ak sëñ Moudou Fa daal di xam mu ne man du ma màggi kenn sëñ Massamba daal di xam mu ne man du ma nijaay kenn ñu daal di xam maanaam wane leen li fi nekk mbirum yàlla la kenn ko ni nga ko wutee noonu nga koy amee sëñ Fallou ci la defee ab xasida wane ne moom jaay nag njureelam jënde ko am na sax ci audio yi benn bis mu koy nettali moom sëñ Fallou ne moom même addi maanaam njureel gi sax bi mu koy jaayee bu fekkee am na ci dara ndax joxewaat na ko addi ndax nga xam ne bi muy wax ci audio bi moom ki koy jottali daal ne mu ne laaj Fallou nee na moom ab taalibe bi la mu ne ko déet moom taalibe bi sax man daal maa ngi nii rek maa ngi ndax taalibe gi sax joxe naa ko addi mu ne ko daal maa ngi nii rek waaw du ma dara loolu la wax du ma doom du ma taalibe ndax lépp joxe naa ko addi xam kon moom jëral na léppam dugal ci biir sëñ bi kon loolu nag mooy wane ni li fi nekk maanaam ñëpp la ko sëñ bi defal kenn ku ne ndax da ngay ñëw gis ki sant Mbàkke ñu ne sëñ beeku seexal ki sant Fall ñu ne sëñ beeku seexal ki sant Mbeg rek ñu ne sëñ beeku seexal kenn ndax kenn ku ne ma woon ne jëfa ma tax sëñ bi mu am dara jooju noonu sëñ Bay Jaxate dañu ko woon Ibra Faale ngi nii ñëpp yi faale waaw nga xam ne sax kenn daaw ko faale waaw daana ko Ahmadu ni mee ngi nii kenn dul yàbbi waaw nga xam ne sax kenn daaw ko saxate yàbbi waaw daana ko doomu Anta jaa ngi nii di mel ni jant waaw te keroog mi ngi mel ni bant waaw xam nga ko ci biir sax daana ko defar nga gaa yoo xam ne xam nga leen defar nga gaa yoo xam ne xamoo leen defar nga sama bokk defar aw jàmbur bu ñëpp toog nga jàpp bu ñëpp jàng nga toog jàpp si jàmm kon daal loolu day leeral li nga xam si moom kon mbokk yi nga xam si ñu ngi dikkaat ba tey ñu ngi ci sëñ Khadim Mbacké Abbas moom ñuy waxtaan ci thème bu am solo mu nekk la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba face à celle des autres idéologies politiques mu nekk lu am solo ci volet politique les grandes dimensions du Magal à travers Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul kon Mbacké gannaaw ba nga defee benn étude ak par rapport étude comparative ak li nga xam si moom mooy doctrine yooyu li mu doon prôné ak Cheikh Ahmadou Bamba ni dikkee moraliser ko à travers l'enseignement islamique waaye tamit basé sur la foi kon ñu bëgg a ñëwaat yow ci benn pàcc boo xam ne traité nga ko ci ouvrage bi waaye dafa nekk lu am solo ndax ci nekk mën naa ni ay leaders yàgg nañu ko gis li ci mel ni ñuy jàngal suñu école ay Martin Luther King ay Mahatma Gandhi travers seen non violence ñu bëgg a xam Cheikhul Khadim nan moom ban type de violence lay indi par rapport ak ñoom li ñu daan développé seen kii seen non violence waaw comme li ma waxoon sànq rek ci loolu lay waxaat ba léegi am na loo xamante bi ne dañu koy naxe maanaam di ko moomale ñoo xamante bi moomuñu comme ñu wax politique rek politique dañu jàpp ne maanaam ñeneen na ko moom fekk ne ñëpp ko moom wala kenn ku ne yaa ngi koy def même bu fekkee amoo moo bi maanaam la non violence tamit noonu la mel ndax la non violence mën nañu wax ne man ñi ma koy wax ci téere bi mooy mook doomu aadama ñoo maase te boo xoolee ci wàllu ci téere occidental yi ñoom dañ koy daté maanaam 20e siècle 19e siècle la ñu wax ne ci la non violence commencé am wala boog mi ngi commencé wala ñi ko gën a soril dañuy wax ne mi ngi commencé ci le bouddhisme bouddhisme yi ñoo njëkk a pratiquer la non violence ca man li ma boo gisee buñ sukkandikoo ci alquran mën nañu wax ne kon loolu bokkut ak li am la non violence mook doomu aadama ñoo maase ndaxte
ci alxuraan yàlla dafay wax ne ñaari doomu aadama suñu maam aadama moom bi muy dund am na ñaari doom yu fi nekk te ñun li ñu jàpp mooy maam aadama mooy ki jiitu ci nit ñi dafa alxuraan dafa wax ne am na ñaari doomam yoo xam ne dañoo defoon ay jaamu yàlla kenn ki yàlla nangul ko keneen ki yàlla nangulu ko ki yàlla nangulul ak jaamu yàlla am ne yow ki yàlla nangul dama lay rey ndax lu tax yàlla di la nangul te man nangul ma ki yàlla nangul ak jaamu yàlla ne ko soo ma naree rey de man duma la rey soo jëlee sa loxo jëm ci si man ngir nar ma rey man de du ma fay mukk kon bay boo nga rey ma danga may bàyyi nga dóor ma ba ma dee waaye man xalaatuma jël sama loxo di utiliser la violence pour jëmee la ci yow mu ne ko daal man li tax yàlla nangulu ma yow nangul la man dama lay rey léegi nag ci noonu la ko reyee nga xam ne moom mooy ki njëkk a rey nit ci kaw suuf nga xam ne bi mu ko reyee ni ko alxuraan nettalee da wax ne xamul nu mu koy def après da ko rey pare xamul nu muy def yàlla yebal benn ñaari picc ñuy xeex ba kenn ki rey morom ci mu daal bi mu ko rey pare ba mu picc mi rey morom ji di gas tànk yi ba mu kii mu daal di suul morom ji mu xam ne kon ki daa war a suul mu daal koy suul daal di dem après bi mu demee dafa àgg rek commencé di regretter li mu def daal ne man de torox naa nga xam ne moom maanaam mooy ki njëkk a rey nit te loolu bi boobu maam suñu maam aadama mën nañu wax ne mi ngi ci kaw suuf ndax ñaari doomam ñoo doon xeex waaye boo xoolee kee dafa li ñu wax ne dafa renoncer à la violence maanaam donte gis na ne kii te foofu moom wax naa gis kenn àggugu fa maanaam nit ñëw di la dóor ba rey la te yow fayoo loolu même ñi ñuy wax ni figure yi ñuy wax ni ay gàndeek àgguguñ foofu kon maanaam liñ bëgg a wax ne maanaam doomu violence mu ngi tàmbalee ci 19e wala bouddhisme loolu amul kon naka jàkk am na ay doomu aadama yoo xam ne ñoom dañuy renoncer la non violence dañuy renoncer la violence maanaam daal ñoom même boo ñëwee ci ñoom di exercer violence duñ fayu léegi nag bu ñu jëlee ci li nga xamante bi ne moom moo gën a yees muy ay Gandhi wala Nelson Mandela wala Martin Luther King wala sëñ bu mag bi loolu sëñ bi ni mu ko jëfee wala ni mu ko pratiquer moo leen ci jiitu moo leen ko dàq pratiquer ñaari tamit ci ay at moo leen jiitu maanaam sëñ bi moo leen mag ñoom ñëpp boo xoolee ku mel ni Nelson Mandela moom ba mu fi jógee yàggul ndax moom 1989 ci la génn prison nekk président te moom booy xool ci ay bindam moom daf ko wax mu leer naññi moom daf ne moom gëmul la non violence comme un principe inviolable moom daf ko gëm comme un tactique de guerre maanaam dafa wax ne dafa gis ne moom gis na ci situation bi mu nekkoon maanaam la non violence mën a bañ a utiliser ay armes wala violence moo gën a efficace ndaxte Afrique du Sud ni mu demee woon tubaab yi ñoom ñoo yor nguur gi yor état yor doole ji yor lépp kon ñoom noir yi bu ñu utiliser les armes tubaab bi dañ leen di faagaagal moom ci xel la ko teg daal moom comme tactique de guerre la ko def te loolu moom moo ko bindal boppam kenn kon donte ñu ngi koy jël di ko présenter comme un non violent moom nekkul principe bu mu gëm ne un principe inviolable nga xam ne moom Gandhi sax moo ko gën a gëm Gandhi moom dafa wax ne moom principe la boo xam ne daf ko gëm ci loolu la bind donte mën nañu gis ay pratique am nit dana wax dara ci pratique yi danga gis ne li muy wax kiiwut waaye moom Nelson Mandela da ko wax moom ne moom gëmul ne kenn waru koo violer wala kenn waru koo bàyyi su gisoon ne tey combat bi mu mënee su jëloon ay armes gagné ko day bàyyi non violence jëli ay armes moom Nelson Mandela loolu la bind Gandhi tamit la non violence dañuy wax ne boo ko gëmee doo violenter nit mukk ci verbal wala physique te Gandhi moom bi ci xeex bi ñu doon xeexal Inde yi parce que Inde yi dafa am communauté Inde bu nekk Afrique du Sud dafa daan ñëw di leen défendre ci ay discours ak ay wax mais boo xoolee ci ay waxam ñaar dana faral di attaquer nit ñu ñuul ñi ndax dana wax ne tubaab yi warul leen di traité indiens yi comme ni ngeen di traité nit ñu ñuul ñi parce que nit ñuul ñi ay sous-hommes lañ loolu nag dañuy wax ne violence la contre les noirs maanaam Gandhi dafa daan def ci noirs yi te it moom it maanaam dañuy wax ne ci ay waxam buy wax du wax maanaam accepter mais tolérer lay wax maanaam tolérer l'autre te dañu wax ne booy tolérer dara mooy li ngay tolérer amoo ci pexe maanaam yow su ma nee dama lay tolérer nga ñëw sama kër wala dama lay tolérer nga exercer sa diine mooy man mënuma la koo teewee su ma amoon doole teela koo def dama la ko fi tere ndax dañu wax ne ci baatu tolérer am na ci lu ñu wax loo xam ne day nekk lu ñu mel ni contrainte la lu la forcer pour nga tolérer ko waaye boo ci amoon sago doo ko tolérer kon loolu moo tax sax moom Gandhi ki ko rey Inde bi ko rey dafa dem ba gis ne Gandhi li muy wax nii parce que dafa ne xam nga booy xool Inde ak Pakistan benn dëkk la woon mais bu ci côté Inde maanaam Inde yi ñoo fa ëpp ay côté Pakistan maanaam jullit yi fa ëpp
léegi Inde Gandhi nag doon wax ne maanaam nañ bàyyi diine yëpp di dund Inde léegi nag ki ko rey loolu la mënut a nekk maanaam Inde l'islam dafa war a génn daal Inde waaw l'islam waru fee am nga xam ne moom dafa wax ne li muy wax kon tolérance boobu noonu moom mooy dëgg ci moom ndax kii li muy wax mënu ko tolérer maanaam mënu ko accepter daal moo tax léegi Gandhi ki ko rey loolu nee na loolu tax mu rey ko maanaam li muy wax menace la ci Inde ci le hindouisme maanaam diine Inde seen diine ji li muy wax ne diine yëpp dafa war a di dund Inde loolu day menacer ñoom seen diine looloo tax mu ne kon mu gis Gandhi comme obstacle mu rey ko te ki ko rey ab ci la non violence Gandhi la bokkoon ci ab disciple waaw partisan la woon kon moom it gis nañ ne ci biir waxam daana def ay violence contre les noirs pour défendre les intérêts maanaam des hindous ci ay jëfam ci ay principe am tamit baat yi muy utiliser mën nañu wax ne mën nañ cee gis ay failles yoo xamante bi ne kon dañu wax ne lii des naa dëgër ci moom maanaam boo jëlee tamit Martin Luther King moom ci Gandhi la inspiré woo waaye moom it dañu wax ne bu daan la non violence ni mu koy defee mooy day wax li ñuy wax la désobéissance civile maanaam man gis naa ne état bi États-Unis dañoo instaurer la ségrégation mooy séparer noirs yi ak blancs yi wane ne nga xam ne yow boo toogee ci ab bus maanaam bu tubaab ñëwee da ngaa war a jóg jox ko mu toog noirs yi tamit ci ginnaaw la ñu war a toog maanaam bus yi boobu jamonoy ségrégation noirs yi bu ñu ñëwee dañuy toog ci ginnaaw bus ba kanam yi place yi nekk ci kanam yëpp tubaab yëpp war a toog léegi tubaab bu ñëwee ci kanam amul place day dem ci ginnaaw noir bu mu njëkk a jot yaay yóbbu te amoo droit loolu ay loi la yuñ teg bu ñuy def ay kër tamit ay rang tamit duñ jaxasoo maanaam waruñoo jaxasoo ci fenn ndax bokkuñu dañoo ñii ñu leen gën léegi nag Martin Luther King daal ne comme ñoom dañoo teg benn système boo xam ne c'est injuste envers nous ñu ne duñ li ñu teg lépp ci ay loi duñ ko respecté loolu nag ci wàllu Socrate moom dafa wax ne c'est une violence une forme de violence parce que société bi loi yi fi nekk moom mooy tax jàmm am képp koo xamante bi ne yaa ngi même bu fekkee loi bi dafa tegu ci loi nekkul loi bu juste maanaam yow yaa ngi def violence contre la société donc on vous considère comme un deviant négatif waaw voilà donc même bu ñu gisee ne ñoom ils sont des partisans de la non violence ci beneen sens bu gën a supérieur maanaam dañuy gis ne ñoom ils sont violents parce que maanaam duñu déggal loi bi li réew mi wax donte loi bi manduwul ci ñoom am c'est une loi injuste ndaxte dañu wax ne même si c'est injuste maanaam Socrate comme ni mu wax da nga ko war a nangu ndax moom biñ ko condamné à mort benn xaritam ñëw Zigon fekk ko ci prison bi ne ko yow da ngaa war a daw prison bi ndaxte condamnation bi ñu la def c'est une condamnation injuste dafa wax ne déedéet ndax mu injuste na waaye injustice duñ ko xeex injustice maanaam mën naa accepter ñu rey ma ngir ma préserver maanaam jàmm yi Athènes société bi ngir ma ndax su ma révolté woo contre les lois d'Athènes maanaam mën naa fi indi guerre civile wala mën naa fi indi xeex wala mën naa fi indi sacrifier boppam pour jàmm yi léegi nag ñeneen ñi nga xamante bi ne ñoom donte jëluñu ay armes di xeex tamit sacrifice suñ ñoom dañoo lànk ne li loi bi teg suñu kaw wala loi yi tëral duñ ko respecté kon dañuy révolté wu bu ñu waree fay impôt duñu fay impôt bu ñu def leen lii dañuy lànk ñoom daal kii léegi nag loolu am na ñoo xam dañuy wax ne c'est une forme de violence léegi nag bu ñu ñëwee ci sëñ bi moom maanaam bu dee boo ko comparé ak Nelson Mandela maanaam Nelson Mandela sànq dama ne gëmul la non violence comme un principe inviolable maanaam jàpp ne lii principe la boo xam ne kenn waru ko jéggi da nga ko war a respecté moom daf ko jàppee comme tactique de guerre su gisoon ne jël ay armes moo gën a efficace dafay bàyyi non violence jël ay armes sëñ bi nag moom dafa bind ci wax ne maanaam signé na ab pacte ak yàlla subhanahu wa taala daal di ne donte Mahdi bi ñuy wax suñ ne woon ñëw na tey Mahdi boobu woote guerre ay armes du ma ko ci jàppale ndax pacte bi ma signé sama borom yàlla dafa ne ma soo utiliser violence moo xam sax nga rey jiit wala jaan boobu doomu aadama de sëñ bi loolu la wax jiit wala jaan maanaam pacte bi yàqu na mission bi nga war a def ci kaw suuf yàqu na mu ne kon du ma tuur mukk deret kon moom sëñ bi ab principe la boo xamante bi kenn mënu ko cee génnee ndax ci fi ne nekk nii li ñuy xaaraat dañ ab yonent du ñëw waaye daanaka li ñuy xaaraat li ci gën a rëy mooy Mahdi te mu ne Mahdi yooyu sax bu ñëwoon bu wootee guerre du ma ko ci jàppale kon sëñ moom ab principe la boo xamante bi daf ko gëm principe inviolable la non violence boo ko comparé tamit ak ñi doon xamante bi ne dañu doon def li ñuy wax la désobéissance civile sëñ mag bi biñ ko condamné am na ci cheikh yi boo xamante bi ne dañu ko da nga war a takk armée
ndaxte yow ñi la gëm ak ñi la topp bëri na tubaab yi maanaam am na ñu nekk ci sëñ Mouhamadou Bachir sax sëñ Mouhamadou Bachir dafa wax ne ki ko doon wax loolu dane ko armée yi sax ñi nga xam ne ñu ngi ci tubaab yi soldats yi fidèles yi nii am na ñoo xam ne fi ne yow lañu àndal soo watoon ñu bàyyi tubaab yi ñëw si yow waaye sëñ bi dana ko man neen sëñ Mouhamadou Bachir loolu la ko wax dana ko man sukkandikuma ci ab noonu sukkandikuma ci ab xarit ngir xeex sama noonu sukkandiku ci ab soppe tamit ci yàlla rek laa sukkandiku bàyyi leen ma tegoo lépp bi projet boobu tamit le conseil privé nga xam ne décision bi ñu jël ñëpp gis nañ ne dafa injuste sëñ bi dafa nangu liñ teg ci kawam lépp ngir jaamoo ko yàlla kon moom du jalgati luwaay yi nga xamante bi dañu injuste ci moom ngir xeex gis ndaxte dina gis ne condamné nañ ko comme niñ condamné Socrate condamnation bi c'est ñoom moom xam na ne wala ñëpp xam nañ ne c'est une condamnation injuste waaye nangu naa dem Gabon ak coono ya fa nekk yëpp kon moom it non violence am bokkut ak bu Gandhi bi wala ñeneen ñi nga xam ne ñëpp dañ doon prôné li ñuy wax la désobéissance civile loolu mooy fii ne indi jaaxle bi xoolal boobu toqaa gi kon moom it nangu naa tegul lépp ngir sàmm jàmmi société bi ngir tamit préserver ndax bu xeex amoon donte jël am na victoire dana bokk ci ay nitam mën naa ñoo xam danañ faatu ci guerre ba ngir sàmm kii waaye moom it li koy wutale ak Socrate tamit ba tey mooy ne sëñ bi lépp li mu tegoo yàllaa tax mu di ko tegoo moom ngir jaamu yàlla ak tamit liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom it wute naa ko kon ci la non violence sëñ bi ci at moo leen jiitu ci tamit principe moo leen ko gën a gëm ci application tamit moo leen ko gën a pratiquer kon mënuñu ko comparer ak ñoom ci kenn waaye nag li ñuy wax Occident moom dafa jël lépp jàpp na ñoo ko moom ñoo ko créé waaye ni ma waxee sànq la non violence daan mën nañu wax ne moog doomu aadama ñoo maase ndax ki ko njëkk a prôné maanaam doomu aadama suñu maam aadama la alayhi salaam ndax moom dafa moom ak mbokkam nga xam ñaar ñoom ñoo bokk benn bàyyi dañoo def ay jaamu yàlla nangul ko nangulul mbokkam mi ne ko dama lay rey ngir nag soxor ak yooyu te loolu alxuraan la maanaam yàlla di ko wax yonent bi sallam ne ko fàttalikul bi ñaari doomu aadama yi defee ak jaamu yàlla kon mën nañu wax ne maanaam non violence principe la boo xam ne naka jëkk am na ñu nga xamante bii ne ba jamono ji ñu koy utiliser ñoo xamante bii ne dañ koo gëm muy ab principe waaye nag sëñ bu mag bi moom wala sëñ Touba ni mu ci doxalee ak ni mu ci taxawee kenn dabu ko ci kenn jotu ko ci léegi nag ñun ay taalibeem wala ñun murid yi ñoo ko war a wone ñoo ko war a waxtaane bañ xam ne kii maanaam ci wàllu la non violence kenn dabu ko ci ni mu ko pratiquer macha allah yaakaar naa ne loolu leer na ci suñu mbokk ñun nga xam si dañoo ne ci nasaraan gi di gëstu boo demee ci école yeeg université daanaka ñoo rek la da ngay gis sax ñoo xam si ce sont des spécialistes à travers ces personnes nga xam ñoom ay kii de spécialisé wu ci Gandhi kii spécialisé nangam ak nangam ba mi ngi prôné loo xam si Cheikhul Khadim mi ngi fi def loo xam si ñoom defuñu ko te même sax duñ ko dugal ci les plus grandes annales des universités kon sëñ bi xam naa ni wax dëgg yàlla ñu ngi ci xëy na kiiwal émission bi waaye liñ bëggoon a leeral yaakaar naa leer na ci philosophie bi nga xam si jiitu woon na fi ci wàllum politique ak Cheikh Ahmadou Bamba ni mu nekkee loo xam si dafa nekk lu wuteeg ñoom waaye lépp mu nekk li ci gën a am solo moom mu teg ko ci ragal yàlla ak xam-xam ak diine loolu dong moom moo ci am solo te yaakaar naa ñun loolu lañ soxla ñun réewum Sénégal ndax ci nekk leen mooy faral di wax développement nekkul imitation kon benn message nga war a jàngale dèjà ci ouvrage bi nekk na loo xam si man li may faral di wax képp koo xam da ngay gëstu si wàllum politique rek jàpp naa ne war nga koo yër waxuma sax bu fekkente li jëm si sëñ bi ñorul la waaye li jëm ci wàllum politique rek boo ko liiree da nga ci am lu baree bari loo xam si xëy na ay gëstu yu leer la te li ci am solo da koo teg ci ni ñu ko étayé moo am solo ndax exemple yi mu indi ci ay xadis alxuraan ci mbindum sëñ bi ak ci ay histoire loo xam si képp kuy gëstu ci wàllum soufisme ak yooyu dana ko gis waaye tamit bu demee ci wàllum mbindum càmmoñ ma moo xam ci ay recherche yi muy def ci wàllum les doctrines ak leurs penseurs dana ci gis lu am solo kon sëñ bi xëy na Sénégal nag moom politique beeg yooyu moom yaa ma gën a xam ban message nga war a mën a jàllale à travers li nga xam si mooy idées yi nga dëxañ ci biir téere bi moom daal liñ ci kii mooy ñu xam ne ci njàngaleem sëñ bi wala ci mbindum sëñ bi mën nañ cee fekk loo xamante bi ne développement bi ñu bëgg ak tabax am réew mi ñu bëgg mën nañ ko cee am bam doy sëkk ci loo xam ni mooy gën a adapté wu ak suñu ay réalité socio-culturelle boo xoolee déjà 1979 def naa moom la woon dafa am union africaine booba tuddutoon booba xam nga léegi mi ngi tudd l'unité africaine OUA mais bu njëkk mi ngi tuddoon l'organisation de l'union africaine moom la tuddoon de l'unité africaine l'organisation de l'unité africaine boobu dafa defoon benn colloque boo xamante bi ne ñu ngi ko defoon Libéria jamono yooyu
ki nekkoon secrétaire général bi mi ngi tuddoon Edem Kodjo. Edem Kodjo ab togolais la. te moom tamit nekkul jullit. waaye ci discours bi mu defoon ndax boobu noonu colloque bi ñu ngi ko tuddee woon les perspectives du développement de l' Afrique. maanaam xool yan perspective lañ mën a teg pour développer Afrique. te loolu 1979 la woon. Edem Kodjo ci discours am boobu moo ko jiite woon organisation de l'unité africaine. dafa wax ne les Africains n'auraient rien à envier. L'Afrique dafa wax ne l'Afrique n'aurait rien à envier si les Africains utilisaient des idéologies telles que celle de Cheikh Ahmadou Bamba. te moom du sénégalais. du jullit. waaye dafa wax ne l'idéologie de Cheikh Ahmadou Bamba est une solution. pour les perspectives de développement bi ñu discuter fii tey. ñu buñ ci sukkandikoo. léegi ñu raw européens yi. loolu la wax. kon maanaam sëñ bi indil nañu loo xamante bi ne masalan par exemple tey ji keroog maa ngi ko doon waxtaan ak kii sëñ Khadim Bamba Diagne moo xam ne moom ci wàllu économie la gën a kii xam nga tey ji booy xool ci wàllu économie Canada dafa am lu ñuy wax le financement participatif lu ñu anglais di ko wax crowdfunding maanaam dañ tey ji bu ñu ab projet mi ngi nii dañuy wut plusieurs personnes kenn ku ne joxe ci pour ñu financer kii bi loolu tey ñoom dañ ko yóbbu UNESCO wane ne ñoom ñoo ko créé ñoom tey nañ ñi ngi ko créé 1990 te boo xoolee crowdfunding boobu wala financement participatif bi ñun depuis 1917 ñu ngi koy créé ñu ngi koy la construction de la mosquée bi sëñ bi tabax jumaay Njaareem wax ne murid bu na joxe 28 francs loolu rek mooy financement participatif daanaka murid li ñuy def lépp ci loolu noonu lañ koy joxe tey Touba ci kanam Masalikul Jinaan lépp waaye nag comme ñun li ñuy pratique yi ñuy def duñ ko conceptualiser wala duñ ko rationaliser comme man li may jéem a def ci téere bi nii loolu tax ñeneen ñoo koy mujj jël moomale ko seen bopp fekk na ñun ñoo leen ko njëkk a tàmbalee def tey ji boo xoolee li ñuy wax xidma tey ji boo demee Rwanda am na ñoom lu ñuy wax Lumuganda Lumuganda mooy travaux communautaires maanaam ñoom waaw ñoom fi ne dañ ko def sax seen constitution maanaam ñoom dimanche bu ne bu mujj weer wi kenn ku ci ne war nga génn liggéey boo xamante bi ne maanaam société bi yëpp ñoo koy bokk kon li ma bëgg a wax rek mooy ne sëriñ bi ci njàngaleem aw doxalinam buñ ci farfarloo gën ko li ñuy wax rationaliser gën koo wax conceptualiser mën nañ cee teg benn pensée wala benn doctrine benn idéologie bu nga xamante bi ne day permettre Sénégal mu dox léegi doxin bu gaaw ci fànn yëpp ci wàllu xam-xam ci wàllu science ci wàllu économie ci wàllu société ci wàllu organisation sociale ci wàllu lépp waaye nag loolu faw ñu góorgóorlu ci fexe koo xalaat fexe koo teg ndax tey masalan sànq bi may wax ci wàllu kii bi wàllu civilité xam nga sànq maa ngi koy wax ci tàmbali bi maanaam nit ñi naka lañ leen war a éduquer bañ nekk nit ñu civilisé tey sëñ bi lim ci bind ci ndax xam ne da koo jagleel téere bi lëmm loolu tey ji boo demoon ci suñ dëkk yi nga dem daal Muxti wala Touba ay xool nit ñi ni ñu war a nekk nit ñu civilisé wala nit ñu civil maanaam bu ñuy dawal seen oto wala ñu dawal seen saret wala ñu am comportement bu responsable ci l' espace public bi loolu da ngay xool ne des na te pourtant sëñ bi jàngale na ci jàngale loo xamante bi ni kenn jàngale ko ci àdduna bi kon daal ñun ñoo war a jëlaat maanaam njàngaleem sëñ bi teg ko suñu kanam ñiy def ay waxtaan tamit gën a soññ nit ñi ci wet googu ndax sëñ bi moom waxtaan nañ histoire am ba lu bëri xam nañ ko ci waaye nag nañu farlu di jéem a wax ci li mu ñuy jàngal ba nga xamante bi ne yow mi mën ni ne bu ne am murid laa ma mën a xam naka laa war a toppee sëñ bi wala naka laa war a comporter wala naka laa war a loolu nag loolu jàpp naa ne jamono ji buñ gisee publication yi am lu mel ni yow mi bind nga ñoom sëñ Xaadim ñoom sëñ Mbaye Guèye si la bëri na fi ne jàpp naa ne nag ni ñuy doxee nii moom buñ ci continuer diir bu gàtt moom murid yi ñu ngi def benn production intellectuelle boo xam ni wax dëgg yàlla maanaam fii ak diir bu gàtt mën nañu wax ne yàlla mën nañoo may li ñu bëgg daal rafet na ci njot daal waaw rafet na. te xamaa nag maanaam laaj na benn accompagnement ndax que tey jii ñun jàpp naa ne toll na fa war nañu am suñu maison d'édition bopp war nañu am suñu ay librairie bopp war nañ daal maanaam xalaat ci naka la ñuy accompagner ndax da ngay gis man gis naa ñoo xam ne bind nañ waaye mënuñu ko génne ndax amuñu moyen pour éditer wala def noonu kon tamit aaja na benn accompagnement boo xamante bi ne ndax lépp buñ ko boolee ndax am na ñoo xam ne xalaat lañ am xam-xam lañ am waaye fa lañ yem ñi am doole am
alal wala am baat lépp buñ ko boolee lépp incha allah day mën a ñëw jërëjëf mu nekkoon Serigne Khadim Mbacké Abbas nekk auteur la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di liggéey fii ci diwaanu IPRES waaye tamit nekk kenn koo xam si jàngee na ba am ay lijaasam fee ca Sorbonne wax dëgg yàlla mu nekk ku yaatu dënn di ko ñaan suñu borom gën ko barke rek guddal fan wi waaye téere bi wax dëgg yàlla mu nekk téere bu gànjar bu am solo boo xam si xam naa laataa ñi ngay dox kàddu tàggatooy rek dañ lay wax képp koo xam si xëy na yitte woon a téere bi fan la ko mën a amee ndax xam naa ne du ñàkk nit ñu bëree bëri ñu sax dañuy contacter ba koo am waaye xam naa yow si booy wax ak ñoom mooy gën a leer ci barab yi nga xam si xëy na war nañ fa mën a amee téere bi. waaw xam naa ne ci téere bi maanaam ku dem Harmattan ñi nga xam ne ñoom ñoo ko édité nekk fii ci VDN bi Dakar da nga ko fa amee ak tamit boutique bi am na boutique yu nekk ci wetu librairie ay librairie murid yi tamit waaw ñoom sëñ yooyu yëpp war nañ ma ba mën na incha allah xam naa ne danañ ko am bu ko soxla boo demee ci librairie murid yëpp rek incha allah di nga ko fa am téere bi moom da nga ko bëgg a yemale ci murid rek wala moom déedéet téere bi kay man jàpp naa ne fi ne sax bu dee ñi nga xam dañ ko jënd moom ñu si ëpp sax duñu ay murid ndax xam naa ne ci wàllu jaay li ci bëri ñu ko jënde ci internet Amazon lañ ko jëndee bari ki démb rek am na benn ku nekk France ku ma woo moom day yëngatu ci wàllu philosophie moom ne man sa livre dama kaa xool dama ci mujj sax def émission te moom sax xam naa ne du murid du kii waaw kon ndax sëñ bi moom maanaam comme ni mu ko ba muy woote moom yaa ahla bahri yaa ahla bahri juli ba waaw kon moom ñëpp la woo léegi nag buñ ko yàdd universaliste waaw maanaam daal waaw maanaam c'est un docteur universaliste man jàpp naa ne njàngaleem sëñ bi moom comme ni ma ko wax sànq ci Edem Kodjo moomu moom togole la du jullit te moom dafa jàpp ne mbindum sëñ bi wala doctrine sëñ bi xalaatu sëñ bi mën na sauver Afrique wa dafa ne bu ci africain yi waxul bu ci sénégalais yi basé woon waaye dana bu ci africain yi basé woon mën nañu dem te loolu nag mën nañu wax bu ci àdduna basé woon mën ndax moom li mu wax base bi mu tegu moo tax ndaxte lépp loo xam ni kenn du ci ñëw mu gis ci injustice rek mën nga ci bokk ndax bu fekkoon dafa tegu ci lu ñuul ne daal ñoom lañ privilégié nit ku ñuul la privilégié wala wolof yi la privilégié kon séeréer bi wala joraab bi gis boppam wala tubaab bi wala yu naan waaye dafa tegu ci égalité d'abord ba pare tamit tegu ci mérite nga xam ne nit ki effort mooy tax mu am darajay par exemple Cheikh wala darajay lu mu ci am daal ci mérite la ko amee ci jëfam wala ci fournir li mu fournir ci looloo tax notion himma am solo ci xam naa amuñu temps développé waaye mooy lu am solo la ak ni mu ko développé ci himma mu nekk waaye tamit mu laal volet économique nga xam si moom téere si Ahmadou Bamba Diagne di ko ziar bu baax sama jëwri moom it dafa mel ni complémentarité par rapport ak sa ouvrage ak bosam téere bi xam naa nag comme volet universaliste moom ko tudd dana tudd langue ak traduction foo ci toll ci wàllum ndax téere bi day yem ci langue français rek war a dañ koy jéem a déedéet ñu ngi koy incha allah tamit ndax bi ñu demee ci sëñ Muntaxa bi ñu ko yóbbulee bokk na ci ndigal yi ñu joxoon tekki ko ci yeneen i làkk ñu tàmbalee ko ci arabe incha allah moo tax maanaam nu mu gën a yaatoo ci français ci arabe ci anglais ci yeneen làkk danañ jéem suñ kemtulaay kàttan ba làkk yu gën a bëri mu bëgg mu tasaaroo ci kii bi ndax keroog rek ñi ngi def benn colloque ci ak waa Ansar nga xamante bi ne da nga ciy fekk ay américain ay italien liggéey bu am solo Touba Vision di ko couvrir mbokk taal bi di ko mën a seetaan fépp fu ñu nekk kon loolu moom day wane ne fi mu nekk nii yëfi sëñ mbirum sëñ bi wala xalaatu sëñ bi ba nañ koo tekk ci làkk yëpp loolu moom xam naa lu ñor sëñ bi la sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanu mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax ba ma ko jébbalee lettre à mon guide ak analyse bi ñu def ci xarn bi waxtaan lu yàgg waaye li ci bari da doon focaliser wu ci làkk yi nga xam si moom lañ ko def ak ci ban làkk bind ak yooyu yëpp kon moom xëy na du ñàkk ñi am expérience bi yàgg faa dem ji fa bay ouvrage xëy na ci làkk bi moom da ci taxaw lu bari kon dimension universaliste boobu da koo ñor xëy na alerte la rek pour ñi nga xam si ñi ngi nekk di produire wala ñu produire ba noppi bu ñu mënee def téere yi ñu koy traduire ci kàllaama yu bari nga xam si day mën a wër àdduna ndax ci nit ki moom mënoo koo wax dara ci lu dul làkkam ci lu làkk te xëy na làkk yi ñuy utiliser ñun rawat na ci français gi mën naa ni wax dëgg yàlla nag soriwul noonu daal xam naa yeneen làkk yi moom xaw nañu am doole kon mbokk yi nga xam si yeneen topp seen chaîne Touba Vision xam naa sëñ bi kàddu yi mujj rek bu ko defee waaw xam naa kàddu yi mujj mooy di leen sant rek di sant ci liggéey bi ndax lii tamit ci liggéey bi la bokk ndaxte jumtukaay yi li ñuy wax xarale yi maanaam day permettre nit ñi tamit seen i xalaat ndaxte mën naa man sama xalaat fii la am toog sama kër wala sama benn roq léegi nag ki ko génne ba ka nekk feneen Italie wala Amérique wala Côte d'Ivoire wala fenn jot ci kooku tamit liggéey na liggéey bu rëy kon ñu nit ñu ngi leen ci sant ci loolu di leen ñaanal ba moyens yu ngeen am wala xalaat yu ngeen am yéen a ko xam seen ambition ci seen
seen média bu dee télé wala lu mu mën doon rek yàlla defal leen ko ba ngeen gën a mën a def liggéey bi ni ngeen ko bëggee di leen sant bu baax di ñaan tamit yàlla nangul ñu ko ci barkeb sëriñ bi dañ fi wax tamit muy njëriñ yàlla nangul ñu ko bu dee dëgg-dëgg ci jéggal ñu ko loolu moom moo nekk yitte Touba Vision moo nekk seen ligne autoritaire mooy la Touba Vision une télévision qui suit l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye boo gisee sax les grandes dimensions yu bëree bëri waaye def ko ci ay kàllaama yu bëree bëri tey xam naa ne damaa xaw a fàtte làkk arab waaye kon bu ko defee dañ koy def ci arab rek waaye di ziar suñu jëwriñ ji nga xam ne si moom moo nekkoon ci cameraman bi muy sëñ Khadim Seck PDG Touba Vision di ziar sëñ Khadim sëñ Cheikhouna Seck di ziar mboolem personnel Touba Vision waaye di ziar mbokk ñu nga xam si ñu ngi teewlu foofu sa Daaru Musti wax dëgg yàlla di ziar sëñ bi di jox mbokk taalibe di dig daje incha allah ci benn dimension fii ci télévision macha allah yàgg naa waaw ñaan yàlla yéen a ji mu am daal maanaam moom yàlla jox ko média bu amiin barke Touba amiin ba loolu daal mu taxaw ba ndax am na ci parce que am na ci yéene jàmbaar la jërëjëf kon mbokk yi di leen jox dig daje incha allah beneen yoon ci benn dimension les grandes dimensions du Magal jërë ngeen jëf jërëjëf salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar salaatu